Midi Culture. coowul Petro-Tim procureur li mu waxoon ni ku ci amee information nga ñëwandi ko mbir ma door na ni ki tey ji ci altine ji ak Babacar Mbaye Ngaraaf man woolu ca kanamu dikk fekk booba kon kuréel gi ëmb maire yi nekk fii ci réewum Sénégal ne dañuy jàppal tànk seen naataango bile di Aliou Sall Idrissa Diallo bokk ci ñoom nekkit maire bu Dalifort ne kon mi ngi ñaawlu bu baax taxawaayu naataango mi ci mbir mu ni mel Jibi Jonn dëkk la bu nekk ca département bu Bignona askan wa ne kon seen gox ba dara amu fa programme bi nu duppee itam Puma itam gisuñu ca seen bopp reportage bi tey dem bekk dikk bi la ñuy waxtaane ba ci l'accident yu bëri yi nga xam si moom la ñu daal di jàpp ni dafa am ci kaw tali bi te it li koy andi bokk na ci kon ñàkk dimbalante gi am seen biir li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon bëccëg gi nu jagleele woon wàllum poésie album teeru bi bu Kumba Gaw lekk la mu ca wax homme de culture bi la di Tidiane Anne nataalu Samba Jabare Samba ak gan gi lépp buñ ko faram fàccee ba noppi Midi Culture day buur ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoo ak Kati Ndiaye ñu am ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu bépp mbokkum auditeur ak internaute ci ñuy suivre. mi ngi noonu nañ leen ko xëcc booba rek la ñuy duggee génn ci yaatal gi mu di kon coowul pétrole ak gaz bi mu mel ni procureur de la république la mu waxoon door na ko niki tey. door na ko niki tey muy rek enquête gi nga xamante ne moom moo jëm rek ci wàllum divulgation rapport boobule bu IGE ak it Petro-Tim ca loolee rek la kii di Babacar Mbaye Ngaraaf nag nekk président de l'Alliance pour sauver le Sénégal ñu convoqué ko tey ci suba foofule ca DIC di division des investigations criminelles DIC nag dina daal di enquête ci dem ci li ni mel ànd ceeg section de recherche de la gendarmerie bu nu sukkandikoo ci journal L'As rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy di takk der yi nag ñoom ñooy yëngu ci wàllum audition gendarme yi nag ñoom nag ci volet technique bi la ñu nar a daal di yëngu. mi ngi noonu kon ca mbir mu sorewul ak loolee la ñuy des ak kuréel gi ëmb maire yi nekk ci réewum Sénégal ñu ni ñoom dañuy jàppal tànk Aliou Sall. ñoom nag nee na ñu ngi ci ginnaaw Aliou Sall te dinañu ko jàppale rek ci li nga xamante ne moom mooy xeex bi jëm rek ci coowal BBC ak li nga xamante ne rek moom moo di scandale boobu la ñu boole Aliou Sall mu nekk benn décision goo xamante ne rek Idrissa Diallo mu nga koy xamle nekk rek maire bu Dalifort moom it nga xamante ne mi ngi nekk membre association bi la mi ngi daal di xamle rek ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy di camarades yi nangoo nekk ci ginnaaw Aliou Sall nag li ñuy def teguñu ko ci yoon ba tax na rek nañu daal di teewlu maire bu Dalifort Idrissa Diallo. vraiment dañu bett parce que affaire yu mel ni suñ koy def dañu war a woote assemblée générale du bureau bi rek bureau bi matuñu fanweeri maire yi juróomi téeméeri maire la ñuy ak juróom fukk ak juróom-ñaar donc dañu war a respecter nit ñi nekkewuñu fa dara lu seen bopp rek même suñu passeport diplomatique yi ñu yoroon su Ablaye Wade bu Macky ñëwee da ko dindi ñoom bureau bi rek la jox donc ñooñu bu Khalifa Sall amee problème yeneen maire ñi nga xam ne tëj nañ leen fii Barthélémy Diaz mu ngi dem tribunal di ñëw te maireem lañ ko fekkoon doon ko bëgg a boom duñ si wax mais Aliou Sall li jóg nii kenn waxul Aliou Sall maire Guédiawaye moo def li day ne Aliou Sall courtier Aliou Sall homme d'affaires Aliou Sall moo def lii si ressource moom xaw ma na la ñuy wax ressource naturelle mais si amu Sénégal si li ko yàlla jagleel yi ko yàlla may yàllaa ñu may loolu ñu ne Aliou Sall tax na si te màggam moo ko jox kayit yu war pour mu takk si waaw lu si yoonu AMS ñoom ñu leen fal seen gox ñoo leen ne pour ñoo wax ni dañ jàppale ñoom ñu leen fal seen gox ñu dañu contre situation bi ñun dañu war a taxaw jaaxaanaay bi loolu la ñu mus a def Khalifa Sall bu ñu koy kii fii bu France mairie Paris jógee Aliou Sall dafa ne Hidalgo yemal sa kii maay wax si turu maire yi di naxarlu li tax ngay jàppale kii mais ñoom maire u Sénégal waxuñu seen tur seen bopp la mais bureau bi sax fanweeri yooyu sax ànduñu si li ñu wax nii. mu nekkoon kaddu Idrissa Diallo di maire bu Dalifort doon àddoo ci micro RFM ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróomi simili. King FM, première radio digitale du Sénégal. dañuy wax kon ca coow la amoon ca université Assane Seck ba nekk ca ci Ziguinchor te nu jàppoon ca juróom-benn étudiant nag la nu fa daal di teg loxo ba tax na rek recteur bu université bi mi ngi woo rek étudiants yi ngir ñu ànd ak dal rek ndax ñu mën a daal di indi ay conditions ngir libérer ñi nga xamante ne rek ñooñee la nu teg loxo nanu teewlu Kourfia Keba Diawara nekk rek ki nga xamante ni moom moo di recteur bu université ba ca micro Angel Seck. jafe-jafe yi nag dama koy wax ci turu acteur culturel yëpp xam nga jumtukaay cadre d'expression maanaam bërëb yoo xamante ni dañu ko jagleel ñu mën fa taxaw di jëmmal li nga xam ne moom la ñuy def tey fi nga ñu fekk nii ñu ngi ko dippee sant. mi ngi noonu kon di jégalu mbokk yi ca loolee de jombul dinañ ci dellu si laata xibaar yi di jeex wala ci sunu yeneen jotaayu xibaar di kon Kourfia Keba Diawara mi nekk recteur université Assane Seck ba nekk ca Ziguinchor ñu wax ci leneen kon ak réewum Sénégal ak li nga xam si moo jëm ci ndaw ñu jigéen ñeek at yi nga xam moom la ñu war a am ngir ñu dugg ci néegu sëy
rek at yi nag mu ngi da war a toll ci fukk ak juróom-benn mu nekk loo xamante ne rek kii di Ndeye Saly Diop Dieng mu ngi koy ñaawlu bu nu sukkandikoo rek ci kàddu yi moom ministre de la femme mi ngi xamle rek ne laata rek jigéen ñu koy maye mu sëy war naa am lu toll fukki at ak juróom-ñett ca loolee rek muy xamle ne dina waxtaan nag kii di njiital réew mi am Macky Sall ngir ñu xoolaat li ni mel nanu teewlu Ndeye Saly Diop Dieng nekk ministre de la femme. fukki jigéen yoo jël ñeenti jigéen ñi dañu sëy avant l'âge de 18 ans alors que au Sénégal dañu wax ne jigéen mën na sëy bu amee fukki at ak juróom-benn ñu ngi xeex nag pour relever cet âge parce que yaakaar na fukki at ak juróom-benn dafa teel ñu bëgg pour mu dem fukki at ak juróom-ñett ñu ngi xeex yaakaar naa dinañ ko am parce que son excellence le président Macky Sall moom tam ànd na ci loolu parce que jigéen ñi bu ñu leen jàppalee rek ba seen santé parce que fléau yooyu dafay jàpp jigéen ñi seen santé ba seen taxawaay dafay des ñu vraiment ñu bëgg ci taxaw pour que loolu moo tax tey vraiment leader yi nga xam ñoo nekk en Afrique et même dans le monde ñëw nañ tey parce que je pense une femme tey ñëw na participation UNFPA ñëw na participation d'autres aussi ONG organisation aussi partenaire taxaw nañu lëkkaloo ak Sénégal ak Gambie ak ONG bi nga xam ne mooy Save ci taxawaay boobu vraiment je pense que bu ñëpp lëkkaloo rek ñu waxtaan ci def communication bu war aussi responsabiliser ici ñi nga xam ne acteurs yi nga xam ne parents yi je pense sont les principaux vraiment acteurs yi nga xam ne war a influencer pour que pratique yooyu mën dañ. mu nekkoon kàddu yi Ndeye Saly Diop Dieng nekk ministre de la femme. Djibi Dione dëkk la bu nekk kon ca département bu Bignona mu mel ni kon foofee moom dara amu fa askan wi rek jamono ji ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu métti ba tax na rek ñuy woo autorité yi rek ngir ñu daal di ñëw dimbali leen waaye itamit lii di Puma nga xamante ne taxawaloon nañu fa ñu daal di ciy jóg ba mu mun leen a jural dara nanu teewle kii di Abdoulaye Diédhiou nekk porte-parole des populations de Djibi Dione. bu dee feebar la daal commune Djibi Dione bi feebar na yaram bi foo laal rek day métti yoon bi ñun goudron lañ bëgg la boucle du Fogny moom lañ bëgg courant bi aussi imaginez Sénégal yëpp ban commune moo amul courant Djibi Dione kese moo amul courant te lycée baa ngi fii élèves yaa ngi nar a ñëw pour def examen naka la ñuy defee examen te amul courant donc c'est très grave réseau bi da ngay aj ay portable ci kaw wala nga dem ut ay poste fi ngay connecté wu te demewul noonu sax ndox bi tamit benn forage moo nekk fonctionné dans la commune de Djibi Dione te Djibi Dione si boppam sax kër yi amuñu ndox sage-femme bi nag problème la parce que sage-femme dañ ñu affecté sage-femme ñu delloo ko Bignona pour recyclage mu pare ñëwul ñu yóbbu ko feneen ñu affecté ñu keneen kooku elle a refusé de rejoindre le poste de Djibi Dione donc ñu ngi nii maternité bi amul sage-femme matrone moo fi nekk ak infirmière yi ñoom ñooy débrouiller di accoucher Puma ak PUDC sentir guñu bu baax lu ñu fi liggéey. mu nekkoon kaddu yi Abdoulaye Diédhiou yore kon kaddu askan wa yeewoo ca Djibi Dione doon dellusiwaat ci seen i jafe-jafe ak seen mbokk yi kon ci reportage u bés bi tey nag ñu jagleele ko l'accident yu bëri yi am ci kaw tali bi. accident yooyu la rek la ñu ko daal di jagleel ba tax na rek ñenn ci chauffeur yi ñu ngi daal di xamle ni li waral li ni ma rek moom moo di dafa bëri ci ñoom ñoo xamante ne rek maîtriser wuñu lii di code routier ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di client yi nag ñu ngi daal di xamal chauffeur si rek ngir nu bàyyi xel bu baax a baax ci ni ñuy dawalee loolee rek moom moo daal di mën a wàññi accident yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ci tali bi nanu teewlu reportage Fatou Sow. accident yu bari yi ci kaw tali bi jaaxal ñenn ci chauffeur si jàpp ni dara waralu ko lu dul ñenn ci dawalkat yi seen ñàkkum respecté code de la route. seen problème yëpp mooy xamuñu code de la route ñoom dañuy taal rek dawal dem seen yoon ñoom pour xam nga li ñuy ñëwee nee la alma caabi ji gaañ ma dem fii cak boobu moo leen di indil musiba ndax duñu xam fu ñu war a jënee à gauche duñu xam fu ñu war a jënee à droite te ñoom ñëpp lu ci ëpp soog yi ngi fi dégg yëpp boo xoolee ba ci biir ñoom ñoo jënee à droite lañuy jënd oto tombeek oto ba di seere di droite wala muy jël client wala leneen ak leneen yanu leen mais bu fekkoon ne gauche la yow bala gauche chauffeur yëpp la habitude doo am habitude bala ngaa def dara da nga xool sa rétroviseur ko mais droite moom gars yi dinañ ko xool mais mooy loolu dalay bett rek nga daw di seere. chauffeur bi itam di dëggal li ni mel. tali bi moom li mu xat na. waaw histoire yi ñuy def ndànk rek ñu xam ne tali bi ñoom kese moomuñu ko quoi boo defee ndànk boo dawee ndànk rek dal ndànk waaw jeex na tàkk nañ daw ndànk rek dal ndànk. Babacar Ba moom di ab passager gis-gisam ci mbir mi mooy ñoom dawalkat yëpp a wax a yaatal seen xol ngir yombal dem bi ak dikk bi ba kenn bañ a loru ci tali bi. affaire yi moom pour man dañu war a mayalante rek parce que tali bi ñoom ñëpp a ko bokk bu ñu mayante rek ku nekk dina dem yegg ci jàmm mais su fekkee borom tali bi dafa xat dëgg la tali bi dañ ko war a yaatal nit ñi am fu ñu jaar maanaam oto yi am fu ñu jaar scooter yi am fu ñu jaar tali bi xat na xat boo xam ne yow ñaari oto buñ dajalante oto scooter bi du mën a jàll. accident yu bari yi tiital lool chauffeur si ba tax na ñoom ñuy ñaax bu baax seen naataangoo yi ñu def ndànk ngir l'accident yi wàññeeku. di ko jaajëfal bu baax a baax Fatou Sow ñu jàll ci beneen pàcc ci Midi Culture.
12h12 bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yégle ak ñun ci studio bi Koumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyukat yi ak auditeurs yu King FM. maa ngi lay fay Koumba Ba ñu tàmbali ko rek foofu la ca Mali jamono ji ñoom nag li ñuy woote moom mooy boola waaye itamit ay ñaan ngir rek dal dellu si wàcc seen dëkk boobule. ginnaaw congo yi nga xam ne amoon na fa ci ayu bés bi ñu génn ba fanweer ak juróom ci ay doomu aadama ñàkkoon fa seen bakkan kon jamono ji nag askan wa ay mouvement de soutien ay mouvement yoo xamante ne bi dañuy woote ngir calme maanaam daal di dellu si waat ci dëkk ba loolu lañ fa gën a nemmeeku ci njeexitalu ayu bés bi di week-end bi ñu génn foofa ca Bamako ñu ci mel ni nag waa Haut Conseil islamique bu Mali ñoom ab janoo lañ amoon ak taskatu xibaar yi kon di xool yan jéego lañ mën a teg ba daal di gën a ñoŋal mbirum solidarité ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy famille yi nga xam ni seen ay doom dañoo bokkoon ci ñi faatu woon ca jëye jooju amoon ca Soobaan. ñu dem foofu la ca Soudan Omar El Bachir nag defeere nañu ko ca parquet ba. moom ma fa nekkoon njiitu réew te ñu daal di koy wàccee kon Omar El Bachir defeere nañ ko dimanche démb gi kon ca parquet ba li ñu koy tuumaal nag bokk na ci mbirum corruption di wàllu guerre yoo xam ne amaloon na ko foofee ca Khartoum ñu ngi xam le ne nag moom bañ ko jàppee woon ba tey bañ ko wàccee woon déclassé ko ba tey kenn gisagu ko woon ci place publique bi loolu nag mu ngi amoon fukki fan ak benn ci weeru avril atum 2019 bi ñu nekk waaye nag ba mu yegsee foofu ba taxaw ci kanamu parquet ba jox nañ ko ay xibaar ñeel accusation maanaam tuuma yi nga xam ni ñoom lañ gàll ci loosam bu ci mel ni corruption la maanaam guerre ak it ñu ne possession illégale de devises yu jóge étranger maanaam dañ ko jox ay alal ak i bien yoo xamante ni bii bitim réew la jóge waaye anam bi mu ko jotee daal jaarul ci yoon loolu la ñu jàppkat yi. waa Boko Haram nag def nañu ab triple attentat foofu la ca Nigéria lu ëpp fanweeri doomu aadama daal ca ñàkk seen bakkan. gën gaa néew fanweeri doomu aadama ni nga ko waxee ñàkk nañ seen bakkan ci attentat suicide boobu nga xam ne wax nañ ni waa Boko Haram ñoom ñoo ko def ci bët gànnaaru réewu Nigéria la amee waaye it ñeent fukki doomu aadama jëlee nañ ci ay gaañu attentat boobu bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy service de secours yi nee nañ bokk na ci attentat yi gën a bëri lu mu faat doomu aadama yoo xam ne groupe islamiste boobu def na ko ay weer a ngi nii ñetti kamikaze kon ñu ngi ñoom ñoo kalaateel charge explosive yi nga xam ne moom la ñu takkoon fi ñu ko defee nag moom moo graaw ndax foofu nekk na bërëb boo xamante ne bi askan wa dañ fa daan teew di fa seetaani ay match football. ñu jeexalee xibaar yu biti réew yi foofu la ca Cameroun anglophone gis nañ ni ab mine rek moom moo daal di fay exploser faat lu tolloog ñeenti takku der. buñ sukkandikoo ci communiqué bi nga xam ne gouvernement ba génnee nañ ko kon ñeenti doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan foofee ca Cameroun anglophone ndax nee nañ ab mine moom moo fa explosé nee nañu nag jëye jooju ñi ko def du ñenn lu dul ñi nga xam ne ñoom ñooy séparatiste anglophone yi kon kat yi fii tey la ñu yem ci xibaaru bitim réew yi. di ko jaajëfal bu baax a baax Koumba Ba doon faram fàcceel kon xibaaru biti réew yi tàggat yaram a ciy topp gannaaw bàkk bi lay doon. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi ak ñun ci studio bi Papa Ma Jaxate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu Kati Ndiaye. Papa maa ngi lay fay nanu ko tàmbalee rek ak football CAN 2019 Sénégal fi mu nekk nii mën nañ jàpp ni wóolu nañu seen bopp. wóolu nañu seen bopp ginnaaw ba nu amee ndam lu yaa seen digg ak équipe bu 3e division ci Espagne ginnaaw ba nu leen daanee juróom-ñaari bal ci dara ñoom gaynde yi démb danoo daan Super Eagles yu Nigéria yi ci ab jongante xarito benn bal ci dara benn bii ba sax kii di Idrissa Gana Gueye moo ko dugal moom mi ne woon capitaine ni ki démb milieu terrain bu gaynde yi nag rafetlu na ndam li te jàpp ne dina baax ci seen xel ngir ñu waajal tàmbalik Coupe d'Afrique des Nations bi ñu teewlee kàddu. Non, aujourd'hui c'était plus un match de préparation pour bien préparer la CAN, c'était notre dernier match. tey mën nañoo jàpp ni liñ doon def jongante la ngir waajal Coupe d'Afrique des Nations bi nu dëgmal moo nekkoon tamit sunu jongante bu mujj ngir gën a daal di def ab taxaw seetlu jëmane ko ci liñ doon liggéey booba ak léegi ñëpp am nañ mbégte ci ndam li ñu am ndax nag équipe bi yëpp daal di nañuy liggéey bu baax a baax dafa fekk ni rek bu fekkee ni attaquant yi dugaluñu ñun ñi nga xam si ñoo nekk ci digg bi mën nañoo def différence Brazaro capitaine bi nekkul lu diis ci man fii nii moom mën nañoo jàpp ni ñëpp capitaine lan comme ni ko suñu coach di waxee dafa fekk ni rek Sadio Mané nekku fi Cheikhou Kouyaté aussi nekku fi loolu moo tax ma daal di jël li nga xam si moo di Brazar bi waaye tamit li ci dolleeku rek moo di nii dugal naa ci benn bi loolu mbégte laa ci am. Je suis content en plus avec le but.
ñu yokk ci ne Sénégal mi nekk ci groupe C bi dina amal jonganteem bu njëkk ci Coupe d'Afrique des Nations ba ca Égypte ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin gi ñu jëm diggam ak Tanzanie lay doon bu dee nag compétition bi moom ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin lay daal di tàmbali. am na yeneen jongante xaritoo yi te yu amoon ni ki démb bokk na ca ñetti adversaire yu Sénégal yi. Algérie moom dafa daan Mali ñetti bal ci ñaar. Kenya daal di témboo ak République démocratique bu Congo ku nekk benn nga am sa morom. Tanzanie it daal di témboo ak Zimbabwe ku nekk benn nga am ci sa kangi morom. beach soccer Sénégal nag fi mu nekk nii ma ngay dem rek ca Cap Vert ngir daal di disputer lii di première Jeux africains des plages. Jeux africains des plages muy première édition bi fas yéene amee ca réewum Cap Vert gaynde yi fas yéene bàyyeekoo tey ji fii ci Ndakaaru ngir bokk ci jongante boobu nga xam ne ku ci ñaar ña ca jiitu ñooy dem teewal continent bu Afrique ca Jeux mondiaux yi ñu fas yéene amal ci weeru octobre gi ñu jëm. équipe bu Sénégal nag bëgg-bëggam mooy gàddu bile compétition ngir waajal bu baax coupe du monde bu fas yéene am ca Paraguay ca weeru novembre 2019 ci football bu tefes ñu teewlu capitaine bu équipe nationale bu Sénégal di Alseni Ndiaye. waaw ñu ngi waajal compétition yi donc dañu war a dem Cap Vert pour ces qualifications pour les Jeux mondiaux yi am mois d'octobre incha allah donc comme Coupe d'Afrique bi rek donc ñaari finalistes yi ñooy qualifié donc ñu ngi ñaan yàlla dem comme ni ñu daan demee rek dem jël tournoi bi donc dinañu mën a permettre suñu préparation gën a baax nekk continuité donc nekkoon nañ tubaab jalaaw presque pendant 3 semaines donc préparé wu nañu bu baax donc ça a été les conditions étaient là donc instant bi ñun ñoo si des dem si jàmm ak salaam représenter dignement le Sénégal incha allah def le tout remporter trophée bi ñibbisiwaat si jàmm ak salaam incha allah. def le tout ba remporter trophée mi ñibbisiwaat fii ci Sénégal mooy bëgg-bëggu équipe nationale bu Sénégal bàyyeekoo ci lamiñu Alseni Ndiaye di capitaine équipe nationale bu footballu tefes ñu naan ko beach soccer. Afrobasket 2019 nag la ñuy jeexalee kii di Matar Ba nag mi ngi daal di xamle ni dinañu defaraat stade Marius Ndiaye. moom jëwriñ juñ dénk wàllum tàggat yaram démb la joxe xibaar bi ginnaaw assemblée générale ordinaire bu fédération Sénégal bu basketball bi nga xam ne mu ngi ko doon jiite Matar Ba jàpp ne ginnaaw bu nu ko defaree ba noppi Sénégal dina mën a rek samp ndëndëm ngir mën a dalal compétition yu mag yi ci basketball ba ci sax coupe du monde ñu teewlu Matar Ba. kon lu mel noonu bu amee te ki jiite basket ci Afrique nekk fi jox cër Sénégal ba yónneewul dafa ñëwal boppam laaj la ñu ñëw def témoignage félicité président Babacar mais ñi mu àndal yëpp ak président de club yi ak képp ku bokk ci basket loolu def nañ ko ba pare feddaliwaat nag taxawaayu réew mi ci ndigalu président Macky Sall ci jàppale basket looloo tax mu tabax li ñuy tudde Dakar Arena te ñu war a defaraat Marius Ndiaye aussi parce que ni ko président FIBA Afrique waxe léegi non seulement bu ñu defee afro basket Sénégal bu defaree salle yi nga xam ne Marius Ndiaye war nañoo xalaat coupe du monde basket fii ci Afrique jàpp nañ ne Sénégal bokk na ci ñi ko war kon tey bés bu mag la bés boo xamante ne tànn ñi nga xam ne ñoo bokk discipline nekk ci ay club te charte yi jox leen kàddu ñu mën a tànn dañoo dajewaat di tànn pour basket bi gën a jël moment bu solennel moo tax ma ñëw fi tey pour féliciter leen encourager leen nit ci jàmm ji fi am parce que néew na assemblée générale di am mu am benn candidat jàmm rek war cee am pour liggéey bi gën a dem kon loolu it lu ñuy souligner la sant ñëpp di gërëm. mu nekk ay kàddu Matar Ba di jëwriñ juñ dénk wàllum tàggat yaram démb doon teewee assemblée générale ordinaire bu fédération sénégalaise bu basketball ginnaaw ndaje moomu sax jàpp leen ne maître Babacar Ndiaye la ñu tegaat ca bopp googule kuréel daal di ngànk basket fii ci Sénégal ñu ngi ko tabaat nag ci lu ñëpp ànd ci ñeenti at yi ñu jëm muy jiite googule fédération assemblée générale bi mu nga amee ca teewaayu njiital FIBA Afrique di Aman Niang mu mel ne foofu la ñu yemale xibaaru tàggat yaram yi. ngërëm ñeel na la Papa Ma Jaxate Sarr ñu jàll ci pàcc bi nu jagle laada ak cosaan bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàccee gi xibaaru caada yu wér te wóor. Daouda Gueye dañuy wéyal wax kon ci espoir de la banlieue jëm ci kon ci fukk ak ñetteelu bëccëg gi nga xam si ñu ngi ko doon amal jëmale ko ci wàllum poésie. ñu ngi ko doon amal foofule ca centre polyvalent bu Thiaroye Gare seen thème journée bi rek bi yoon moom moo di jeunesse face à son environnement loolee rek ngir daal di wane seen activité yoo xamante ne ñu ngi koy jëmale rek ngir daal di sàmm li nga xamante ne moo di seenu dëkkuwaay nañ leen teewlu ci micro wu Ndeye Mathi Dia. Chers amis des 4 coins du monde,
Gens de bonne foi, bonsoir. Bienvenue dans ce rendez-vous des arts et des lettres. ay ndaw lañu yu seen développement wu gox soxal ñu doon amal seen 13e journée de la poésie ci biir centre polyvalent bu Thiaroye ñiy tuddee seen bopp les espoirs de la banlieue Mohamed Bachir Sy mooy seen directeur artistique dellu si na ci li waral journée bi. liñ ci séenu mooy fexe rek ba dëkkuwaay ak nekkin gàncax geeg lépp ñu fexe ba ñu yor ko yorin bu mucc ayib li ñu organiser nii bés la bu ñu jagleel taalif waaye taalif bi nag li ko lal mooy xoolaat jikko yi ci taxawaay yi ñu am jëmale ko si sunu dëkkuwaay ak sunu nekkin loolu nag dañ ci ñaan rek kenn ku nekk si ñun rek am ci taxawaay bu tax suba ñii ñëw ñu xam ne ñoom it dinañ fi fekk loo xam ne lu ñu mën a jëfandikoo la. seen thème bi ñu tànn ren di jeunesse face à son environnement Mor Fall di président association Sénégal propre teewoon na fa. ku ne xam na ne suñu environnement dafa menacé parce que bu ñuy wax ne tey juróom-ñaari millions wu doomu aadama dinañ faatu at mu jot ci problème mu respiratoire ñàkk nooyi xet gu neex yoon la ma sol sama dàll ñëw fekk si leen. Ibrahima Mbaye Soppe di artiste comédien bu siiw génnee ci groupe bi di les espoirs de la banlieue moo ngi woon ci journée ba jàpp ne thème bi ñu tànn lu méngoo ak jamono la. ñoom li ñuy def ñun ñëpp gis na xam nañ ni que ñoom ñu war a jàppale lañ ci wàllu théâtre ay exemple lañ ñoom dañ nekk di révolutionner le théâtre sénégalais parce que boo xoolee espoir ça fait 18 ans presque ñu ngi nekk ci sphère théâtrale bi te boobu ba tey ñu ngi def seen kéem kattan pour maintenir flambeau bi fa mu nekkoon environnement bi léegi nit ñi dañ ko xaw a soofantal ci bare bare mi ngi ñuy daal man nit ñi dañ ko desee jox cër ba mu am te ku nekk xam nañ tey ji environnement dafa am solo gars yi wax nañ ko un esprit sain dans un environnement sain donc xel mu sell moom mooy tax doomu aadama mën a épanouir. ci 13e journée de la poésie bu les espoirs de la banlieue mbir yu am solo amoon na fa yu ci mel ni ay jongante ci wàllum poésie ak ay pièces théâtrales yuy ñaax askan wi suñu gën a sàmm seen dëkkuwaay ngir aar alam bi. ca ndaje moomee la ñuy des ba tey kon ak kàddu yi ca directeur artistique ba yëkkati na ci ay kàddu rek di daal di xamle ne fi mu nekk nii la rek ay jafe-jafe la ñu am ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum aada ak cosaan ak itam di rek daal di jéem a préserver li nga xamante ne rek moom moo di environnement bi nanu ko teewlu moom Mohamed Bachir Sy. jafe-jafe yi nag dama koy wax ci turu acteur culturel yëpp xam nga jumtukaay cadre d'expression maanaam bërëb yoo xamante ne dañu ko jagleel ñu mën fa taxaw di jëmmal li nga xam ne moom la ñuy def tey fi nga ñu fekk nii ñu ngi ko dippee centre polyvalent certes polyvalent mun nga ñuy culture mais li ñu bëgg mooy am ay espace yoo xam ne ak espace d'expression culturelle maanaam ay makkaan yoo xamante ni li ñu fay jëfandikoo mooy fexe ba ñun li ñu tëgg ak di ko nësër buñ ko tegee ñu xam ne ci wàllu cosaan ak kaada la bokk loolu nag pour ñu am ko dafa am loo xamante ni foog ñu jaar ca ñu xam ni ñun dañu am ay aspiration am une expression de besoin muy artistes yi dañ ko am besoin yooyu nekkul rek ñu tabaxal ñu bërëb yooyu besoin yooyu dafa nekk ci d'abord ñu bàyyi ñu xel xam ne dañoo bokk nekk une composante bu essentielle dans le tissu économique dafa am lu ñuy dugal ci réew mi ci kaw loolu rek lépp lu ñuy nësër ngir ëllëgu réew mi ñu bàyyi xel ne am na ñoo xam ne aada ak cosaan mooy seen yëngatukaay loolu lañ gëm loolu la ñuy doxee loolu la ñuy waxee ñu leen siy boole. mi ngi noonu kon dañuy woyal pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan ci biir Midi Culture ak kon ki nu duppee la voix d'or di Coumba Gawlo Seck. Coumba Gawlo Seck nag la moom rek ni ki fukki fan ak juróom ci weeru juin ma nga doon produire foofule ca institut français mu nekk rek première fois bi nga xamante ne rek yéeg na sur scène bi albumam bu bees bi la génne di Terroir ca loolee rek ci wàllum album bi rek moom Coumba Gawlo Seck daal di ne génne clip bu bees bu mu daal di dippee Nabi mu daal di koy jëlee ci albumam bu bees bile muy rek xamle ne ca woy woowu la rek ci delloo njukkal ki nga xamante ne moom moo di prophète Mohamed paix et salut sur lui nanu daal di teewlu Coumba Gawlo Seck ci micro King FM. waaw album bi effectivement dama ci delloo njukkal Sénégal ndax Sénégal ñoo ma inspiré. parce que ci album bi man dama dem dans le Sénégal des profondeurs. te li ma ci bëggoon a wone rek mooy diversité culturelle maanaam njaxase bu bëri ak booloo bu bëri bi nga xamante ni wuute certes mais àndandoo bi nga xamante ni moo am ci suñu société ci tradition bi ci culture bi ci kàllama yi ci làkk yi ak ci ethnie yi ci nit yi voilà donc loolu laa bëggoon a wone mu nekk loo xamante ni lu am solo la ci suñu culture fii ci Sénégal donc muy loo xam ni jàng naa ci it lu bëri sallallahu alayhi wa sallam waa kooku moom mooy ki nga xam ne moom la ñu war a tijjee moom la ñu war a tëjee te defe naa ni kuy way moom nga war a doore waaye yàlla def na xëy na mi ngi soog a yegg si donc ma rendre ci effectivement hommage le prophète moom gën ki mindeef clip vidéo bi génn ma am loolu mbégte ci ni ko public bi apprécié niñ ko teeroo ak it teraanga bi ñu ko jox. mu nekkoon kàddu yi Coumba Gawlo Seck ñu jàll ci nataal bi.
mi ngi noonu kon nataal bi tey ñu leen di gën a xamleek Samba Diabaré Samb. moom nag nekk koo xamante ne rek kenn du ko présenté jëm rek ci musique traditionnelle sénégalaise ñuy dippee ko rek le maître du xalam muy fas yéene am lu toll ak juróom-ñeent fukk ak juróomi at donte rek jamono ji gisatuñu ko lu bëri li nga xamante ne jot na ko fay def ba tey rek mi ngi fii desandi ba tax na rek kii di Mamadou Sow moo nu defal portrait wam. ku ni xalam sa xel ni yar si El Hadji Samba Diabaré Samb. cosaano si famille Gawlo Halpulaar mu ngi gane si àdduna si atum 1924 sa muy nekk sa région bu Louga moom daanaan bu mag bi ràññeeku lool si wàllum aada ak cosaan di chroniqueur social réew mi yëpp wala sax àdduna bépp xam ko si jëmmal musique lyrique ak classique Samba Diabaré Samb bi muy toll si fukki at ak juróom-ñaaram daanaka tàmbali woon na jouer si xew-xew yu bari ñu ko si daan woo waraloon it mu daan dem ak a ñëw sa réewu Mali ngir tàggatu ak lëkkaloo ak ay ndaanaan yu boobee réew. ñoo daal ci cosaan xalam mi ngi jóge ci bambara gis nga askan yi ñoo am xalam bambara soose saraxulle naar gànnaar nii fi la xalam jóge waaye géwal daawuñu xalam géwal tëgg lañu daan def waaye bambara moo indi xalam mu ñii nag bokk ko ñii rek ñooy xalam ci askan yi ma la wax. si atum 1958 Samba Diabaré Samb gannaaw lëkkaloo si digganteem ak Amadou Ndiaye Samb ak yeneen i ndaanaan amal ab émission duppee ko Sénégal démb. ñu leen di defar àllarba ju jot ci waxtu wi ñu di ko wax Sénégal démb. mu amoon succès lool daan wax ci histoire bu Sénégal jamonoy dox ba sax ci atum 1962 moom ak i naataangoom artiste créé ensemble lyrique traditionnel bu théâtre Daniel Sorano bu Dakar foofee sax mu fente fa ab woy bëgëree dara maam aram loo kumba jaam faawaat du faar mu jóg Saaraba amoon nit succès bu bari doomu Sénégal yu bari daan ko wéttalikoo El Hadji Samba Diabaré Samb minoo nit lool palais bu président de la république ndax teewee ga mu daan teewee ñëwu njiitu réew yu bari ci boobe palais waral ci atum 2006 lii di UNESCO taboon ko trésor humain vivant muy benn ci raaya yi mu am ndax taboon nañu ko it chevalier de l'ordre de Palme ci atum 1983 ci atum 1984 officier de l'ordre du mérite lañ ko taboon ak it ci atum 1990 ñu tagg bu ko commandeur de l'ordre du mérite bi ci mujj nag mooy ci atum 2002 ñu ko taboon officier de l'ordre des arts et lettres. moom daanaan bu mag bi bokkoon ci lii di bureau sénégalaise des droits d'auteur BSDA ba woon ay woyam yéeme woon lool ñu mën ci lim Biram Yaasin jëf sa jël ci atum 2000 Tara ci atum 98 wala sax ngaw la bokkoon ko ak kii di Mansour Seck ak Bamal ci atum 1993. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax Mamadou Sow doon nu gën a xamle tey kon ak Samba Diabaré Samb ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal Babacar Mbaye Diop. Babacar Diop la ñuy dalal nekk artiste auteur compositeur mu ngi dellu si waat ci singalam bu bees bi nga xamante ne génne na ko waaye itamit rek di joxe xalaatam jëm ci wàllu musique gu jamono jile moom rek mu ngi sekkal waxtaan beeg Serigne Saliou Seck. maa ngi lay nuyu Mbaye Babacar Diop. maa ngi lay fay Saliou. kon tey jii yaa nekk sunu invité ci Midi Culture ñu fàttali ni yow artiste ci wàllum musique nga nekk tamit compositeur mu mel ni tamit am na ay mbir yu bëri yoo xam si def nga ko jëmale ko ci wàllu est-ce que mën nga cee ñëwaat. donc artiste la comme ni nga ko waxee auteur compositeur ñi nekk ci nag yàgg na lool donc am nañ yu ñu jot a def yu bëri mais tey bi ñu andi mooy sa deng-deng muy son bu bees bu ñu def fas yéene ko dëgmal won ko am di jàmm yeeg auditeurs yeeg auditrices yi yëpp am naa son boo xamante ni afrobeat la bàyyi ak boo xamante ni jigéen ñi laa ci woy ak boo xamante ni tamit jafe-jafe àdduna son yi bëri na yu ñu def mais actuellement bii leen andi tey King FM pour jox ko auditeurs ci bëgguloo te bàyyi woo sa deng deng jàppuloo bàyyi woo ci bëgguloo
te bàyyi woo ma sa deng deng jàppuloo bàyyi woo sa deng deng bàyyi sa deng deng ci ngay foowe ci bëgguloo te bañuloo ma. tolluwaayu musique bi tey ji yow ban xalaat nga ci am mi ngi avancé wala ay jafe-jafe la nekk. mi ngi avancé pour man parce que maa ngi gis léegi gars yi di améliorer beneen facette beneen style musique ci loolu nit ñi ñu ngi ci bay seen waar bu baax a baax maa ngi doon déglu keroog Papa Youssou Ndour naan genre style musique boobu donc du mbalax te dama gis nit ñi léegi de ku koy def rek da nga koy marimba xam nga afro mbalax dafa am mais léegi nit ñi dañ koy je pense que war nañu gën a jàngaat bu baax roy ivoirien yi parce que ñoom moom musique boobu dama yaakaar ni nit bu demee bay bëgg a def genre musique boobu touche africain da ngay déplacé wu parce que fii base bi mooy mbalax donc da ngay déplacé wu dem dëkk boobu nga xam ne fa la musique yooyu jóge fa la bàyyeekoo nga dem ñu jobale musique boo xamante ne c'est international mais instant bi nii boobu la nit ñi jël musique boobu donc war nañ ko gën a xoolaat bu baax a baax pour xool lu ñuy jëndee. Mbaye Babacar Diop maa ngi lay gërëm. maa ngi lay sant Serigne Saliou. ñu fàttali ni yow artiste musique nga nekk tamit compositeur. jërëjëf Serigne Saliou maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen baalu àq. mi ngi noonu kon mu nekkoon ganu Midi Culture ñu jeexale jotaay bi kat yi ak wàllu musique lañu koy jeexale te rek woy bi ñu leen jagleel moom moo di ndaanaan ñu jëlee ko rek ci albumu ki nga xamante ne rek moom moo di DJ Awadi mu nekk woy boo xamante ne rek da ciy delloo njukkal kii di Omar Pène jamono ji la rek clip